asalaamaaleykum yéen ñi safoo dañuy seetaan ci Flash TV tey ñu ñëwal leen fii si Diamaguène Tivaouane Diacksao fas yéene dékk suñu micro ki nga xamante ni mooy Ousmane Diop nuyu nañ la. soxna Rabiatou maa ngi lay nuyu di nuyu waa Flash TV yëpp di leen siyaar di leen bége. Ousmane Diop yaay président CDD maanaam collectif du développement bu Diamaguène ñu fas yéene la laaj la luy seen njëriñ fii si gox bi. waaw je suis le président du collectif pour le développement de Diamaguène moo bi rek signifié ne ko dëkk Diamaguène bëgg Diamaguène développé moo tax ñu créé kuréel gi tuddee ko CDD muy collectif pour le développement de Diamaguène suñu mission yëpp mooy fexe dëkk bi situation yi muy vivre ñu fexe mu nekk les meilleurs daal d'ici quelque temps incha allah rabbi. yéen yan action ngeen jot a def si gox bi. waaw action yi ñu jot a def yaakaar naa ne bu ñu ko doon lim tey fii la ñuy yend wala ñu fanaan fi. bi ñu tegee kuréel gi léegi ñoo ngi dugg suñu 5e année chaque année ñu organiser benn 72 heures tuddee ko les 72 heures de Diamaguène vendredi bi ñu xëy wàcce kaamil ñaanal mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi yàlla yërëm leen xaareel leen àjjana ñi fi des yàlla bàyyi leen fi. samedi bi ñu def consultation gratuite woo population bi yëpp faj leen may leen ay garab dimanche bi ñu woo population bi yëpp jël benn thème woo journaliste bu mel ni Pape Djibril Fall 2 premières années yi Tunkara moo ko animé. mais 3e année bi Pape Djibril Fall moo ko animé année bi ñu jëm nii gis ngeen ko 2020 bi benn activité amu ci moo tax defuñu ko def nañu activité yu bëri daal. yéen da ngeen am ay partenaires yu leen di financer côté finance. non amuñu ay partenaires yu ñu financé mais am nañ ay bonne volonté yoo xam ne yu dëkk ci dëkk bi lépp lu ñuy def dañuy yëkkati seen poche def ci ñuy yëkkati seen xam-xam def ci ñuy yëkkati seen doole def ci waaw. mais yan difficulté ngeen di rencontrer si milieu bi. waaw difficulté yi ñuy rencontré bari na trop ndax bu ñuy prôné développement yaakaar nañu autorités yi fi nekk ñooñu war nañu njëkk a comprendre mais malheureusement ñoom seen adversaire politique la ñu jàppee ba parfois bu ñuy def yenn activités yi sax ñoom da ngay gis ni dañuy jéem a teg ay gàllankoor pour mu bañ a am réussite mais heureusement ñenn ci population bi comprendre nañ suñu mission. en tant que président CDD lan nga ñu mën a wax ci affaire problème foncier bi ngeen am parce que da ngay gis ku fi juddoo màggee fi yaroo fi mu ñu xëy ne ko fi jóge fii du sa kër loo ñu mën a wax ci loolu. waaw problème foncier bi moom yaakaar naa ni dafa jiitu suñu juddu ndax Diamaguène ñoo ngi ko sanc depuis 1960 suñu maam yi Baye Gaynde lañ dëkkoon ñu xëy rek yab leen ci ay camion Senghor jëlee leen fa ñu ñëw fii ñoo ngi daloon ci filao yi fii ci arab bi daf fi ay mbaar tëdd fi. par la suite lañ négocié ak benn famille lébu ñu jaay leen ñaari titre foncier fii au niveau de Diamaguène bi ñu ko boolee morcelé ko def terrassement bi mu jox leen 454 maisons paa yi nag ñu jaay leen woon terrain yi 20 000 francs ñuy fay chaque fin du mois 2000 francs di ko fay ba mu mat ñu dem ba ci biir lébu yi kase vente bi ne paa yi ñenn ñi dañuy yokk ndax li ñu leen ko jaay woon dafa tuuti ñenn ci paa yi tamit bañ am ñeneen ci population bi foo dem day am. ñenn ñi nga xam ne tamit nangu nañ par la suite lañ dem tribunal paa yi gagné lébu yi def appel mu tombeek maître Doudou Ndoye nekk doomu lébu ànd ak ñoom ñu jox verdict bi lébu yi par la suite la lébu yi dem defaraat seen plan jëlaat kayitu kër yi di jaay titre foncier yi te bu ñu lay jaay dañ naan la terrain nii lañ lay jaay de fait que bu ñu la jaayee terrain boo ñëwee fekk population bi am ñu dëkk seen kër doo am fitu ñëw def ko. est-ce que tamit seen population bi amoon ngeen ay kayit yu leeral ni yéen a moom jox non boobu joxaguñu woon ay kayit ay acte de vente nga doon fay ci chef de quartier mu jox la acte de vente bi ñu demee ba ci biir pour finaliser affaire la lébu yi ne ni ñu jaayee paa yi terrain yi dafa tuuti ñoom dañ koy yokk yenn ci paa yi tamit xam nga paa yi rek jamono jooju ay bañkat la ñuy doon ñenn ci ñoom bañ ne duñ ko yokk moo tax par la suite kayit amu ci woon ndax vente bi. terminaison bi def ñu ko woon finition bi waaw moo tax kayit amu ci woon da nga doon dem verser 2000 francs ñu jox la benn récit ba mu bëggoon ba mu mat bu ko defee suñu titre foncier lébu yi jox ñu ko mais par la suite ci biir vente bi noonu ni paa yi di verser le problème bi posé wu. lu tax tey ñu jël kër yooyu noonu di ko jox lébu. waaw non ñoom ñoo am xam nga tey jii li ñu naan tubaab kayit la xam ñoom ñoo yor seen kayit ñoom la seen mbokk nekk ministre de la justice mooy maître Doudou Ndoye dam ñu changé waat plan yi. ñoom ñuy jël seen kayitu kër ñenn ñi sax dañuy may seen rak mais bu ñëwee fii du ñu sañ a dugg ci kër yi ndax kër yi am na ñu fi dëkk mais dañuy dem banque tey la banque bi ne ko am nañ kër banque jël kër gi kayit bi ñoom ñu jël xaalis bi ñenn ñi jox seen doom yi voyage yi bu ñu demee ba ci biir nag banque def
jaay kër gi nga da ngay gis koo xam ne day dem banque jaay ko kër gi mu ñëw ci dëkk bi fii du bëgg a jël këram population bi duñ comprendre dañuy bañ opposé wu lii moo indi problème bi. est-ce que loolu tey yéen a ngi koy joytu fi ngeen ko war a jooy. waaw joytu nañ ko fépp ndax ku ci mel ni le président Abdou Diouf xëy na boobu ay xale woon na sax war nañu décret bi mu ci signé woon mais par la suite la yàlla dogal mu wàcc lu ci mel ni président Ablaye Wade tamit paa yi demoon nañ fa joytu ko ci ñun ñi nga xam ne nag jamono jii ñun ñoo hérité problème bi dox nañ ci bi nañ le président Macky Sall képp kuy autorité rek dem nañ nga recevoir ñu pour nga ut ci solution mais dañu ne problème bi nii seul le président de la république moo mën a indi solution définitive bi mooy justice sociale woo lëbi yi ñu toog woo population bi ñu toog woo ministre de finance ñu toog bu dee lëbi dañ leen di fay xaalis ñu fay leen te yaakaar naa nit ki fu mu dëkk depuis 1960 ba léegi nga bëgg ko fa jëlee ko fa loolu day metti. kon tey pare ngeen pour fay lëbi. non pare wuñu pour fay leen ndax tey jii nit ki mënoo ñëw sa yére bi ma jaay la ko 2000 francs nga ne ma avance ma 1000 francs ma dem ba ci biir gis sa ñettu copine na la yére bi dafa rafet rek ma ne loolu dama koy yokk loolu du yëfu xel sax waaw mais nag ñun ñu ko hérité moom problème bi ñoo ngi ciy dox guddeeg ba ci ànd seeg suñu papa yi nga xam ne dañoo teg benn kuréel tuddee ko collectif pour les habitants de Diamaguène képp kuy autorité rek yaa xam ministre nga yaa xam homme politique nga yaa xam lépp la audience daal lañ amagul ak président Macky Sall mais gouverneur de Dakar ñoom ñëpp dem nañ fa poser leen problème bi waaw mais nee nañ la président de la république rek moo ci mën a solution. bu ñu jógee si loolu ñu ñëw si problème cimetière yi parce que cimetière yi nee nañ fees nañ amatu leen fu ngeen di robee seen i nit léegi kon est-ce que yéen da ngeen joytu ngeen loolu noonu pour état jàppale leen si. waaw loolu tamit ku xool cimetière yi ñuy santaat population Diamaguène sax ci mbay mi nga xam ne ci lañ ci jugee semaine bi passé biñ ci wootee ñëpp ñëw bay ko mais li may wax rek bay bi moom nekkatul problème bi mooy cimetière dafa fees del actuellement bind nañ autorité locale yi muy le maire Tivaouane Diacksao muy le maire Diamaguène Sicap Mbao bi nga xam ne moom ci sitam fa la cimetière yi nekk bind ministre de l'environnement bind autorité ba ci président bind nañ ko. daanaka sax bu nawet jotee cimetière yi dañuy inondé. waaw ñoo ko gisandoo bu nawet bi jotee moom gardien bi dama koy sax yërëm ndax boo fa amee rob su ngeen ñëwee doon 10 personnes sax 3 yi ñooy mën a dugg ñeneen ñi duñ dugg ñax mi daf fay bëri ndox mi daf fay bëri ba fooy rob sax doo fa am. armée daal pour te dire vrai fees na dell message bi nag à chaque fois maa ngi koy wax mais nit ñi bàyyiwuñ ci xel bu ñu toogee di seetaan un jour viendra nit dina am décès yóbbu ko ci cimetière du ñu am fu ñu ko denc te yaakaar naa ne boobaa défaite la ci ñun population Diamaguène bi yëpp moo tax en revanche maa ngi waat population bi ñu ñëw jàpp ci combat bi état nag xamul ku toog ku yuuxu la toog damay poser la question sax pourquoi pas ñu organiser marche bu mag dem jugee Sicap Mbao ba Diamaguène wax suñuy doléance xam ne Diamaguène actuellement dañoo bëgg ay cimetière ndax armée li fees na trop te dund ni mu neexee noonu la dee amee moo tax armée lañ ko war di bàyyi xel saa su ne. fu mu ne nii ban place ngeen gis nii mën nañ fa def cimetière pour le moment. non boo xoolee fii espace fii des ñëpp xam nañ ko muy forêt classée de Mbao bi tey ji donte forêt classée la ñoom bi ñu soxlaa terre jàllale nañ ko fa batalo Joola bi ñu leen di ñaanal yàlla yërëm leen xaare leen àjjana ñoom tey ji foofu lañ nekk batalo Joola bi ñoom foofu lañ nekk actuellement nit ñi dafa leen fa cimetière pourquoi pas ñu yokk cimetière bi noonu loolu mooy solution bi daal. ban message ngay lancé au chef de l'État. waaw message bi ñuy lancé chef de l'État mooy au niveau de Diamaguène bloc 16 bu ñu ko waxee nag poste Thiaroye yi ba Fass Mbao la muy Diamaguène bloc 16 bi tey ji ñun dañoo ne président moom moo ñu ameel njukkal ndax tey ji 2012 ba léegi moom mosu fee perte élection mais ñun en revanche Diamaguène ñun mënuñu ci bénéficier wu Diamaguène bu tawee day taa Diamaguène amul poste de santé bu baax Diamaguène amul espace boo xam ne tey jii jeunesse bi dinañ fi épanouir pour te dire vrai daal Diamaguène amul lenn loo xam ne tey jii population bi dinañ ko gis seen xol di sedd ñu koy lancer appel nag mu dimbali population Diamaguène li olof yi naan balaa nga ne naam nekk fa ndax tey jii boo amul kër say kayitu kër tey jii bëri na ay famille yoo xam ne tey jii ñoo ngi fi seen waajur yu génn àdduna dañuy am problème mu sax hérité ko ndax amul kayit kër gi amul kër ka amul kayit pour te dire yooyu daal bëgg nañ mu dimbali ñu problème foncier bi bëgg mu dimbali ñu problème inondation bi ndax Diamaguène sonn nañ bëgg tamit mu dimbali ñu ci problème mu cimetière yi waaw yooyu yëpp daal bëgg nañ. Ousmane Diop sa kàddu bu mujj. waaw sama kàddu bu mujj mooy ñoo ngi sant population Diamaguène ñëpp rawatina kuréel gi nga xam ne moom laa jiite muy collectif pour le développement de Diamaguène di sant sama frère mooy fi ñu ñëw nii nag tey jii muy see Babsu Sob
waaw ñu koy sant di ko gërëm ndax ñun bu ñuy prôné développement mu ñëw tey def nii boutique bu doy nii muy ñëw installé ko Diamaguène lii suñu fierté la ndax yaakaar naa ni quoi qu'on puisse dire bu ñu nee Diamaguène rek ñu teg ci benn aspect négatif xale yi dañuy 15 wala dañuy. produit 930 la 70 60 waaw ku bëgg a sañse rek ñëwal seet si ko baara publicité boobu nag ñu koy may nag dégg nga. waa kay chers téléspectateurs lii lañ leen indiloon tey ñëwoon fii ci Diamaguène Tivaouane Diacksao dénk nag suñu micro ki nga xamante ni mooy Ousmane Diop te jiite kuréel yi nga xam ne mooy collectif du développement pour Diamaguène kon nag ñu leen jox dig jaje pour beneen reportage wasalaam.